Dans les médias, les institutions publiques, même dans la sphère privée, il ne fait pas bon d'être musulman en France, et surtout d'être un musulman sincère, pieux et fidèle aux principes fondamentaux et aux prescriptions de sa religion. Caricaturer le prophète de l'islam, c'est faire preuve de manque de clairvoyance et de reconnaissance, puisque c'est toute l'humanité qui a bénéficié de son enseignement et de sa grande sagesse, ainsi que de sa guidance éclairée. C'est grâce à Sayyidina Mohammed que le soleil d'Allah brille sur l'Occident, pour reprendre l'heureuse formule d'Ingrid Unk. C'est à lui, et non à vos prétendues lumières, que vous devez vos succès scientifiques et technologiques, lui qui a balisé la voie du savoir dans lequel se sont engouffrés des millions de musulmans, des siècles durant, répandant partout dans le monde l'esprit scientifique. C'est aussi à lui que vous devez le dernier message dans sa version la plus œcuménique. kon ni ñu def rek mooy jox kàddu gi amir docteur Abdoulaye Lam mi jiite jamaatu Ibadu Rahman mu yëkkati ay kàddoom di wax ne imam Mbaye Niang mi nga xamante ne kilifa la ci mbooloo mi bokk ci ñi ko jiite moom it teew na ci jotaay bi ak ki nga xam ne mooy Mamadou Baro mi nga xam ne au conseiller la nekk ak ñi nga xam ne ñu bare bari lañ ci làmbu politique yi teew nañ ci jotaay bi léegi nag dañ ne ñoom ñun ñoo leen di waxaaleel ndax wax ji jenn la yonent yàlla Muhammad moo ko moom seen teewaay rek wane na loolu ñu ngi leen ñore tàmbalee ko ci Ousmane Sonko ba ñi fi teew ñëpp bu ko defee kàddu yi nga xam ne ñoom la imaam yi di yëkkati yóbbaale leen takbir 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 bismillah bismillah amir waaw docteur Abdoulaye Lam moom mooy ki nga xam ne mooy wax ci mboolem association islamique yi nekk Sénégal mooy wax seen tur ñu ngi fàttali ne imam Mamadou Mansour Gueye bi nga xam ne moo jiite ulama ya nekk ak sikap imam yi nekk foofu ñëw na mu ngi ne dend ak Oustaz Taïb Socé kazalika ñu ngi yëgle ne waa Andulaay seen délégation teew nañ fi sëñ Babacar Dramé jiite ko kon ñu jox kàddu gi docteur Abdoulaye Lam naaj wi tàng na naaj wi tàng na naaj wi tàng na kan moo leen ko jaral kan moo leen ko jaral kan moo leen ko jaral jërëjëf jërëjëf al amin maa ngi doon wax benn xale bu réer bi ñu door a tàmbali jotaay bi Mouhamad Diop yaayam sonn na lool mi ngi nii taxaw na ko ci ñëpp dimbali rek bu ko defee yaayam Lalla Dem la tudd Lalla Dem soxna Lalla Dem mi ngi ne taxaw ku gis Mouhamad Diop na ko dimbali indil ko way juróom di wax ne it ñi nga xam ne ñoo yor ci seen yu bula yi ñooy dajale addiya yi nga xam ne ba ngeen koo joxe ci bis bi ku leen ko jox dina egg ci jotaay bi suñ mbokk suñ jili ñang bu TFM moom it teew na ci jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax ak mboolem ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci média te nekkal fa yonent yàlla Muhammad di jàngale diine ñoom ñëpp tey xaaruñu ñu woo leen waaye yëg nañ ne bis bi seen bis la ñoom ñëpp teew nañ ñoo ngi leen di dalal di bokk ak ñoom bis bi takbir takbir labbayka ya rasulallah man sonn gu ma de da ngeen a sonn labbayka ya rasulallah labbayka ya rasulallah sallallahu ala muhammad alaaji balaa kii di wax sëñ Abdou Samad Chouaïbou dafa yéene délégation ak doomam mais mu boole ko ñaari xasida benn xasida bi mu def ko ci yonent yàlla Muhammad beneen bi mu def ko ci ngàññi France jërëjëf sëñ Abdou Samad bismillah bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin
اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yéen waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal association islamique yi fi nekk yëpp nee nañu imam Dame ak ñi mu àndal nga xam ne initiative bi moo ko jël imam gàcce nga daama yan leen yàlla fay. damay fàttali loo xam ne délégation bi àndul ak imam Dame dem ci kër sëriñ si am na ku ko fa wax ci sama kanam imam daf ko wax ne Sénégal seen problème mooy dañoo diib dañoo yéex loolu nag li ko waral mooy kenn ku ne da ngay xaar liñ war a def am ku jóg ne dama koy def nga ànd ak moom kilifa googu wax ko lu am solo ne ko li waral diib bi mooy dañoo amul benn bopp tey de am nañ benn bopp te yàlla continuer tey am nañ benn bopp moo tax ñu dajee fii bu ñu fi jógee na loolu continuer mbokk yi ñu leen di wax ne xeetu yonent yàlla Muhammad dafa am benn bind bu leen yonent bi jàngal te boo xoolee ci seen biir gis ñu jëfee ko mooy laa nufarriqu bayna ahadin min ar-rusul. loolu moo tax ñi fi tudd Moussa ci jataay bi la yëkkati seen loxo ma gis leen ndax lii mooy séparatisme déedéet ñi fi tudd Aïssa nañ yëkkati seen loxo duñ jeex ci jataay bi ñi tudd Ibrahima nañ yëkkati seen loxo duñ ngeen jeex ci jataay bi ñi fi tudd Mariam nañ yëkkati seen loxo jeexuñ ci jataay bi ñi fi tudd Shuayb wala Hud doomi suñu Shuayb Makka ngi ni toog doy na ci dalil lii mooy séparatisme déedéet l'islam xamul loolu kilifa yi ñu fi am te duñ leen wax ne ci l'islam lañ bokk ñun dañ leen a boole suñu biir ñëpp lañu respecté ñëpp lañu tudde suñu yoon. mbokk yi dañuy wax ne France ak ñeneen ñi leen naqari mooy seen doom yi nga xam ne bu ñuy judd ñu leen déclaré ci mairie ba yonent yàlla Muhammad lañ leen ci tuddee. damay wax fii ne kenn ni ci ñun ñu ci monde bi yëpp ak nii di 1442 damay ñaan jullit yëpp ku ci am doom nga tudd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku ci am doom bu jigéen sax tudde ko Muhammad góor ak jigéen Muhammad ci at mi bu ko kenn génn état civil yi nga fees ak Muhammad jigéen Muhammad góor Muhammad loolu la ñuy ñaan bu fekkee tur yonent yàlla Muhammad dañuy may yàlla wax na ko bu yàgg wa rafa'naa laka dikrak kenn mënatu ci dara foo ne ashhadu an laa ilaaha illallah di nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah bar bu set ñu noot juróomi yoon lu mu néew néew woote julli wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. mbokk yi yonent yàlla Muhammad ndax am na ay sët ki doom damay laajte ndax am na ay sët ki doom ana Chérif Mamina ana ñi sant Kunta tey ci Sénégal ana Chérif yi ku ñu laal samaan nga jóg dama bëgg képp ku koy bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad di wax ne Chérif la bu subaa nga bind plainte dem déposé ko plainte Macron ñu jàpp ko tëj ko fi ko damay ñaan képp kuy jullit bu subaa bindal plainte kenn ku ne réew ma nga ne nga yóbbu ko ci tribunal nga porte plainte ñu dal ci ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax dam boo xëyee maa yooyu ànd dépp suñu plainte contre kii wax suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp di leen xëyee Sénégal gépp góor yëpp laa wax ndax am nañu dul jullit te mu naqari leen wax nañ ne chrétien yaa ngi fii ku nekk soo xëyee bindal sa plainte personnelle tribunaux yi ci àdduna bi jot 2 milliards plainte contre Macron ak ñi ànd ak moom maa ngi ñaan maison de presse fi nekk kenn ku ci nekk soo fi jógee keneen émission tuddee ko maan li nusrati nabi sallallahu alayhi wa sallam bu mel maison de presse mbokk yi bëgguma
rahmatullahi wa barakatuh. Mais malgré ces nobles vertus, il ne se considérait que comme un serviteur de son Dieu. kooku di yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne lépp lu waay di wut ci àddina ak àllaaxira bu ko wutewul yoon wi ko boromam tëralal muy l'islam kooku wàcc na yoonu jub te bu mu yaakaar dara yi ëllëg kookoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax la ko Allah ji Abdu waxoon moom ngeen jëf tey yéen njaboot gi yàlla moo leen di fay balagal banuuna ila mahalli abihimu fatajahada al abaau li tarxaali ya marhaban bi sayidi adnaahu hadratuhu xubban lahu mawlaahu ya sayidan mawlaahu qad daahu li xubbihi iyaahu washtabaahu xus bi yadi xus bi yadi xus bi yadi ila al aziz salam. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkatil sa loxo ñu gis ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax allahumma salli ala sayyidina muhammad. tey li ñu bëgg a wax mooy dañu kontaan parce que jullitu Sénégal ñoo génn jigéenu Sénégal ñoo génn góoru Sénégal ñoo génn ndawu Sénégal ñoo génn pour wax benn saay-saay boo xam ne dafa nekk ab président ci ab réew ne ko ñun jullit yi li ñu gëm mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu gënal suñuy ndey moo ñu gënal suñuy baay moo ñu gënal suñuy doom moo ñu gënal suñuy bopp moo ñu gënal suñuy président moo ñu gënal suñuy sëriñ comme moom sallallahu alayhi wa sallam kooku nag comme que moo ñu gënal loolu lépp moo ñu gënal Emmanuel Macron moo ñu gënal ñi saay-saay yi mel ni moom moo ñu gënal waxkatu ñaawteef yi mel ni moom yàlla nag moo ko yëkkatil boppam xar suñuy xol def ko ci ñuy dund di ko bëgg di dee di ko bëgg fas yéene dekki di ko bëgg tey fas yéene wax ni fépp fu waay mën a nekk na xam ni touche pas à mon prophète c'est une réalité ici au Sénégal jigéen ñi nag xam nañ ni képp kuy bëgg Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñii ñoo la ko gën a bëgg jigéen ñii ñoo la ci ëpp pasteur jigéen ñii ñoo la ci ëpp taxawaay jigéen ñii ñoo la ci ëpp dogu loolu moo tax nag ñu ne président wu saay-saay boobu na ñëw ñu wax ko kan mooy yaa rasulallah na ñëw ñu wax ko ni kooku mënuñu koo caricaturer parce que yàlla moo ko yëkkati yàlla moo ko teral yàlla moo sàkk lépp luy ngëneel ci leeram kon kooku nit mënul jël ñaawteef teg ko ci kawam ba mu saf ñu li waykat ba waxoon Macron ne connaît pas Rasulullah s'il connaissait Rasulullah il allait honorer ya Rasulullah kon ñun waa Sénégal loolu lañ koy wax tey nag dañuy wax ñi nga xam ne dañoo taxaw pour sonal jullit yi que ni liberté d'expression dafa am fu mu yem liberté d'expression mooy nga wax li nga xalaat waaye nag nga bàyyi xel ci ni dafa am koo war a respecté dafa am keneen ku àndul ak yow ci sa xalaat kooku da nga ko war a respecté waroo saaga ay milliards jullit ci seen pas-pas parce que tout simplement ab saay-saay nga boo xam ne da ngay woote woo liberté d'expression dañuy wax waa France ak saay-saay yi ànd ak ñoom que ni ñun jullit ñi dañu ne leen damm nañu tàyyi nañu sonn nañu ci yëpp gi ñu bëgg a yëpp te duñ ko nangu yàlla daf ñoo tànn def ñu ñuy gën ci xeet jox ñu li gën ci nit ñi mooy suñu yonent jox ñu li gën ci diine mooy suñu diine jox ñu li gën ci téere mooy suñu téere gis nag loo xam ni dootuñu ko nangooti taxaw nañu doon benn say tey ku gis woote bii kenn fayalu fi nit paas kenn joxu fi nit añ kenn woowu fi kenn ñëpp a ñëwal seen bopp parce que tout simplement dañoo xam ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñu gënal moom la ñu bëgg moom la ñu am moom la ñuy tàndal moom la ñuy topp moom la ñuy roy te ci moom la ñuy tàmbalee yem ci moom ñuy wax nag ni jigéenu jullit ñi fépp fu ñu mën a nekk ci àddina nañu continuer gëm seen bopp France saay-saay yi ñu ngi leen di xeex di leen tere muuraay di leen tere ñuy dem jëli seeni doom yi ci école yi di leen bundu xataal waaye nag may wax nit ñi bu ñu fàtte ni jamonoy saay-saay yi doon nañ bundu xataal jigéen ñi waaye teewul ñu gëm teewul ñu dëggu teewul ñu taxaw ci seen pas-pas ba diine ji egsi fii mu egsi kon
nag Clédor Sène jiite Clair Vision gindi askan wi tey grand lan moo waral taxawaay bi. waaw tey dama fi nekk ci turu rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie indiwuma fi casquette leaderu Clair Vision bi taxawaay bi lenn rek la parce que dañu agressé jullit yi ci seen premier pilier bi nga xam ne bu ñu lay jàngal ponk diine yi juróom la bi ci njëkk mooy baatu seede yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah donc ñaar yooyu ngay boole da ngay seede ni yàlla kenn la mais da nga ciy teg ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yónnante boo ko deful munoo dugg ci diine boo ko deful munoo julli parce que moom la ñuy noddee boo juddoo moom la ñuy li xam sa nopp donc loolu mooy suñu viatique léegi Emmanuel Macron président de la République la président France la du citoyen lambda moom dafa joxe ndigal ne les caricatures vont continuer te loolu maanaam di ayibal prophète tubaab daf ko tuddee baat bu ñaaw a ñaaw boo xam ne man xaw ma nuñ koy tuddee sax ci olof muy blasphème lu ñaaw a ñaaw la ci làkk tubaab moom la ñu def suñu yónnante yi ci suñu gëm-gëm lañ ñu agressé léegi ñoom nag du ñu comprendre culturellement détermination bi jullit yi di am pour défendre seen diine pour défendre seen prophète sallallahu alayhi wa sallam ba mu jaral leen seen bakken donc moom message bi moom moo ko moom c'est-à-dire jullitu àddina bi yëpp benn lañu ñi yëngu Pakistan ñi yëngu Syrie ñi yëngu Niger ñi yëngu Sénégal benn lañu parce que yàlla dafa ni communauté islamique benn la inna hazihi ummatukum ummatan wahida benn lañu une seule communauté kon bu ñu ci jamee kenn bu ñu jamee suñu symbole suñu prophète comme symbole jam nañu jullitu umma bi yëpp maanaam umma c'est universel kon loolu moo ñu fi indi tey pour fësal suñu naxar mais aussi pour poser ay jëf parce que jëf yi dana continuer parce que dinañu sàkku ci waa UNACOIS nga xam ne ay importateurs lañu doon nañ fi ñaxtu Auchan dañu sàkku ci bépp importateur sénégalais mu boycotter produits yi Turquie astafurlah français yi parce que lépp lu am Europe dañ fi indi ay saaku ay tonni pomme de terre ay bateau pomme de terre ay bateau soble ay denrées alimentaires effets vestimentaires yoo xam ne am na ci dëkku jàmbaar gu ñuy wax Recep Tayyip Erdogan bi nga xam ne moom mu ngi taxawu jullit yi donc li ñuy jot mu jóge France amul France kese am na fépp ci Europe ak fu dul Europe kon loolu benn réponse la war a doon boo xam ni dañ ko war a appliquer moo tax suñu kuréel bi ñuy wax rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie dañu war a jëm ci poser acte yooyu fédérer opérateurs économiques yi ñu organiser boycott produits français yi attaquer wu aux intérêts français qui commencent maintenant à nous déranger léegi pour répondre ci sa question ci taxawaay bi ñu am ci ni ñu gisee taxawaayu tey bi taxawaayu sant yàlla la taxawaayu mbégte la parce que jullit ñi wuyu si nañ ñu de tous bords confondus muy syndicaliste muy kilifa diine muy simple citoyen muy politiciens yi ñëpp ñëw nañu wuyu si ci woote diine islam pour aar suñu religion donc gis ngeen taxawaay bi kenn luweelu fi kenn Njaga Njaay kenn jëndalu fi kenn sandwich kenn fayu fi kenn per diem te ñëpp ñëw nañu wuyu si taxaw ci naaj bu tàng bi te kenn yàkkamtiwul woon jotaay bi jeex fi mu nekk nii fi ngay waxee ak man nii tembe jotaay bi jeex na mais boo sànnee sa bët di nga gis mbooloo maa ngi fi encore prochaine étape yi mooy li ma lay wax nii ñu coordonner ak opérateurs économiques yi pour boycotter de façon efficace les produits et les intérêts français au Sénégal et partout ailleurs dans le monde parce que lii c'était un premier jet parce que ku nekk bëggoon na def dara benn action comme ni ko suñu frère Abdou Karim Gueye defee de façon spontanée ñun cette fois-ci dañ ko bëggoon def de façon organisée yaatal ko ñëpp yaatal ko organisation yëpp organisation de la société civile organisation islamiste yi organisation citoyenne yi citoyen lambda yi tout court ñëpp ñu xëj nañu ci kuréelu RSI bi nga xam ne mooy rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie parce que pourquoi ñu ni des Sénégalais à la place de des musulmans pour yaatal ko ñëpp gis ngeen fi suñu mbokk chrétiens yi teew nañu donc sans exclusive aucune donc loolu ci étape yooyu la ñu jëm gën a yaatal rassemblement bi gën a poser ay actes yoo xam ni wallahi Emmanuel Macron ak France dinañu xam ne jullit kenn du ko caaxaane parce que ñoom gëmuñu ni mënuñu comprendre détermination benn jullit bu kenn santul dara mu jël benn paakaam jihaadam ñoom ñu génnee ay 7000 militaires déclenché ay vigie pirate def ay déclaration assemblée nationale ci benn jullit bu jóg rek pour défendre pas-pasam kon ñoom war nañu xam doole bi jullit am rawatina bu ñu organiser coordonné dóorandoo kon nañu jël lii mu nekk mise en garde bu ñu mënee jubbantiku ñu jubbantiku mais bu fekkee ni day jox ndigal en tant que président de la république pour ñu continuer di ayibal suñu yonante di joxe ndigal pour ñu continuer caricature yi
je crois que lay xew France dakkagul danañu am lu dañu dar seen gémmiñ te du yàgg dara parce que jullit du bàyyi diineem ñu caaxaane ko rawante nag yonenteem. professeur Cheikh Oumar Diagne professeur tey boo gisee mbooloo mi gis li nga xamante ne moom la Sénégal wane ban yëg-yëg nga am ci taxaw Seydina Muhammad. waaw jërëjëf Pape Moussa maa ngi am mbégte lool ba ma ñëwee tey dama kontaan wax dëgg yàlla sama xol dafa feex te sedd ma xam ne Sénégal ay taalibe yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fi waaye it ma amaat njàqare nag gis si bañ dajalee taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp ak problème mu l'islam dëkk bi yëpp amuñ ci taxawaay dëgg-dëgg bi nga xam ne moom lañ ci war a am ndax pour man lii première bi nga xam ne waroon nañu may benn départ pour ñu mën a enclencher révolution bi nga xam ne moo war a am Sénégal ndax Sénégal dafa inconcevable 95% musulman nekk fi ba pare ñemeewu ñu wax ni atte yàlla moo ñu war a atte tubaab bi waruñoo atte benn juut ñemee ko fi wax ñemeewu ñu wax ni dañoo soxla cours et tribunaux yi am ay chambre islamique yu war a atte jullit yi ñemeewu ñu wax ñu alxuraan mooy suñu constitution lii nag ay problématique li nga xam ne islamophobie bu ñuy xeex dëkk tubaab bi mu ngi fi Sénégal ay xale yu jigéen ñu ngi fi ak seen muuru ni bañ leen a recruter ci entreprise la ñuy muuru ay nit a ngi fi si entreprise yoo xam ne tere na leen jullit ci entreprise donc islam fii Sénégal dafa suuxe te wax dëgg yàlla jullit yi seen taxaw ñoom kese mën régler problème l'islam kenn du ko régler malheureusement posé wuñu ko ndax jullit yi waajal ñu leen ñu xam ni l'islam dafa am ay enjeux suñu jamono te ñun ñoo ko war a relever te aujourd'hui dañoo ragalloo doomu aadama l'islam ba kenn ñemewul revendiquer islamisme man damay revendiquer sama islamisme islamiste la islam lay xeexal te islam laa gëm na nag solution adduna bi yëpp fii ak fenn fudul fii islam kese ko mën a saafara Pape Moussa loolu mooy sama gëm-gëm dama gëm ni jullit islam moo ñu war a atte charia moo ñu war a atte adduna fi nag ñu dul jullit la loi laïque war na leen atte ñoom dañoo war a respecter gëm-gëmu kenn ku nekk maanaam fii kon démocratie amu fi dañoo négliger la majorité pour benn minorité ce qui n'est pas normal les chrétiens on les respecte ñoo bokk réew mi la loi laïque mën na leen atte on les oblige pas la charia mais jullit war nañu mën a atte au charia si biir réew Sénégal donc loolu moom c'est un minimum loolu respect la loolu honneur la ak jox ñu cër te malheureusement jullit yi posé gu ñu problème waaw man ñoom de xaaruma dara si ñoom wax dëgg yàlla Pape Moussa ma dama gëm ni ñun jeunesse bi laay lancer message ñu xam ne problématique gu l'islam jamono bi fii Sénégal ay juit ñoo ko war a incarner ñoo ko war a assumer te ñoo ko war a combattre fii au Sénégal et que dañoo war a jëlee saay-saay yi xam ne ñoo ñu jiite te du ñu ay julit teg fi ay juit ñu jiite ñu mën a taxawal àq yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir réew mi waaw pour l'instant nii moo ko yor waaye julit yi suñu organisé dara tëwuñu si biir réew mi ndax fii ñoo fi ëpp su ma déggee julit naan dañ ñoo damay am lu ma metti ndax 95% su naan dañ ñoo wax dëgg yàlla kon ñun dañoo yaafus dañoo bàyyi suñu loxo donc dëkk bi pour l'instant Macky Sall moo yor suñu kàddu waaye dara tere ñu jël kàddu gi jox ko julit waaw te loolu incha allah dañ ci dox dañ ci liggéey dañ ci wax incha allah rabbi Chérif bi nga gisee mbooloo mi tey lan nga yëg si sa yaram deretu yaa rasulillah waaw nga xam ne yonent bee ne ci xol yi moom la yàlla di wax xawma kuy miim samay teraanga waaye du yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow de wa kaana fadlullahi alayka azima bu dee samay teraanga la sëpp naa la ko mu doy koo xamante ni bu muy am ñaari weer ci biiru ndeyam ci la baayam génn àddina mu am ñeenti at yaayam génn àddina munul bind munul jàng amul amul place ma ne tey kenn nga laal ko rek àddina yëpp jóg nga xool tey ni mel fii noonu la mel Turquie noonu la mel Israël noonu la mel Palestine noonu la mel Afrique du Sud noonu la mel Chine noonu la mel fépp nga xam ne Seydina Mohamed message am c'est universel kooku la yàlla jël yónni ko mu gën ci mbindeef yi ak nekkteef yi yàlla ne ku ma bëgg man yàlla sa affaire baax waaye ku mu bëgg ma bëgg la bëggal yonent bi kon ku bañ yonent bi yàlla bañ na la te bu la yàlla bañee da lay dugal ci xol yëpp ñëpp bañ la moo tax nag Macron ñun sax jullit yi dañ ko war a cotiser jox ko nee ko jërëjëf ndax tey rassemblement bii nga fàttaliwaat addina ni ndekete yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ci xol yi yal nañu yàlla fayal Seydina Muhammad tey ñu taxaw pour défendre kii di sallallahu alayhi wa sallam yéen ngeen nekk ci comité d'organisation wu marche bii nii naka ngeen ko waajalee ak pas-pas bii nii rassemblement bu réussir nii lan moo ko sabab ci yéen. waaw li ko sabab rek du dara lu motivation nekk ay ndaw nekk si ay combat boo xamante ni combat valeur la te valeur moom ku ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo si jiite gannaaw bi association bi gisee ni xale yi liggéey bu bëri ñoom ñoo ko mën a def ñu am lu ñu sasoon ñu def nañu ay caravane ak organisation bi lépp ñu ngi si doon taxaw depuis 3 jours ñu ngi def ay caravane ba tey affaire yi egsi réussite bi du dara lu dul ay jullit yu bokk rek bëgg-bëgg ñun ñëpp tey ñoo bokk gis-gis lii exemple la boo xam ni Sénégal yëpp war nañ ko jël tey si diine jeeg si lépp lu xam ne julliti buñ dajaloo seen bopp buñ dajaloo rek lépp luñ bëgg a am mën nañ ko am manifestation bi tey politicien mënu koo def
amul kenn koo xamante ni organisateur nga ku mun def du dul woote si yonent bi sallallahu alayhi wasallam depuis 8 heures fii fees na dell kenn joxul nit ñi ñu lekk kenn joxul leen ñu ñaan kenn joxul leen paas bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak pas-pas yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni tey moom la saay-saay yi bëgg a salfaañee motivation boobu rek moo waral tey réussite bi incha allah. ban message ngay lancé ci gouvernement yi ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite ak ñi nga xamante ne tey nekk nañu responsable ay ñoom Macron yooyu noonu nga xamante ne ñu ngi continuer di salfaañe pas-pasu jullit yi ban message nga am boo xamante ne da nga koy jox à l'encontre des dirigeants et des politiciens. waaw message bi lenn la rek ku xool lii rek di nga xam ni tey jullit yi yëngatu nañ te yàlla dafa waxoon yonent bi ne jullit yi buñ booloo rek yàlla day defar ragal si yéeféer yi kon lii message bu fort la boo xamante ni du Sénégal rek waaye adduna bi yëpp la tey ñun suñu dirigeants yi kenn waru leen woon fii njëkk gis nañ fi nag président Ousmane Sonko ñu ngi koy jaajëfal mi ngi leen di nax ndax occasion yu mel nii fi ñu ko fekk woote dañ ko siy gis wane ne moom julitam ñeneen ñëpp nag ni moom lañ waroon def parce que boo jiitee réew li nit ñi bëgg loolu nga war a def tey sénégalais yi lii lañ bëgg julit sénégalais yi lii lañ bëgg te suñu président bi sénégalais la kenn war ko fi woon jiit beneen bi nag mooy adduna bi yëpp ñu ngi leen li si c'est un message fort mooy liñ doon def mooy diviser julit yi Macron ak système bi nga xamante ni moom lañ fi yëpp diviser jullit la ñoo xam nañ ni bu jullit yi booloo arrangé wu leen jullit tasaaroo mooy arrangé waaye tey rassemblement bii am tey fii Dakar si place de l'Obélisque message bu fort la si bépp noonu l'islam boo xamante ni ñu ngi lay xamal ni tey jullit yi pare nañ pour nekk benn pour défendre yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu menace la si ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañuy xeex dina l'islam tey. lan nga wax waa France Emmanuel Macron mu ngi lay kii dañu bëgg message boo xamante ne Macron da koy dégg comprendre ko tey lii Sénégal fi mu dem naka nga ko jàngatee. Bientôt, Inch'Allah, vous avez vu tout ce monde-là derrière. Bientôt, Inch'Allah, le Sénégal sera un pays islamique. Le Sénégal sera un État islamique. Inch'Allah Rabbi. mais rassemblement bi tey nga gis ne bu jullit yëpp booloo nañ lii nii nag est-ce que du exemple pour que divergence yi ñu côté l'essentiel muy l'islam nekk benn bu ñu défendre bu ñu caricaturé yonent bi. C'est juste, c'est-à-dire pour juste, ça li ma bëgg a mën a wax li ma mën a wax pour mu leer. li nga mën a wax pour mu leer si gàttal mu bañ a parax mooy ñun ñëpp incha allahu rabi bu beneen yoonatee bu ñu defaatee leneen prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam foofu noonu ambassade France nañuy dem loolu mooy wax ñii ambassade France nañu jëm. D'abord, je m'appelle Cheikh Djibril Kébé bon Cheikh fa tabarakallahu li ngeen doxal tey mënatuñu am beneen bés bu koy gën a rëy ndax ne nekk na bés boo xam ne bés yonente bi la alayhi salaatu wassalaam ndax yàlla ci boppam moo ko wax ci alquran karim huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diin alhaq li yudhirahu ala din kullah walaw kariha almushrikun walaw kariha almunafiqun walaw kariha almushrikun nekk na diine la boo xam ne fa tabarakallahu yàlla ci boppam moo ko yoreel ci boppam donc nekk na bougie la boo xam ne ba mu nekk lamp boo xam ne la yastatiuna an yatfahum bi afwahim munuñu ko ak loo mu ta doon ci àdduna boo taxawee ni li nga leer bi nga xam ne yàlla ko indi te ko wàcc ko ci biir lislaam nga taxaw ne koy bugg a fay da ngay sonal sa bopp ndax ci boppam yàlla ci boppam ko yore bàyyul ko kenn kana Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kon nag li ñu gis ne daal yéen fa tabaraka yal na leen fi yàlla yàggal li ngeen di doxal yal na ko yàlla barkeel ndax amatul benn mission ci àdduna boo xam ne tey mu ngeen ko dox boo xam ne moo gën a fort mission bi tey kon yal na yàlla barkeel liggéey bi gën ko avancé ba yégal ko foo xam ne mos leen a yaakaar ne gën fay incha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant ki nga xam ne nag moo indi bés bi nañ ko bàyyi ci loxo yàlla jarul sax di koy rëbb sax nañ ko bàyyi ci loxo yàlla gis na ko te incha allah dina ko faj ci kattanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu waa 221 di leen ziar man la soxna Jamilatu Jaxate di am mbégte bu baax a baax ci bokk ci ñi nga xam ne ñooy xeexal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne kii nga xam ne moom la ñuy wax Macron dafa am lu yàlla war a def ci jullit yi jaarale ko ci moom te moo di wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ndax tey ñëpp dajee nañ fi tey amul tarixa amul dara ñëpp ñoo fi dajee ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni ki lii mu def dafa mel ni dafa soññaat jullit ñi ngir ñu xam kan mooy yàlla waaye kan mooy xayru xalqillaahi mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yaakaar naa ne bu fekkee ne gor la bu fekkee ne deretu gor mooy daw ci moom fii lay jaaree moom Macron ci boppam doon jullit tuub doon jullit ndax xam na ne yàlla
yàlla bëgg na ko moo tax mu defal ko lii yaakaar naa ne bu seetaanee dina xam ne l'islam mooy dëgg dina xam ne l'islam mooy li nga xam ne ci la nit ki mën a jaar ngir mucc àddina ngir mucc àllaaxira kon ñu ngi gën a woowaat jullit ñëpp ngir ñu gën a dolli maanaam li nga xam ne moom moo di seen diggante ak seen borom ci jaamu yàlla gi waaye itam ci bokk ñun ñëpp nekk jullit waaye bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye doon jullit boo xam ne dañuy am fulla ak fayda ci li nga xam ne moom moo di suñu pas-pas te moom moo di suñu diine l'islam kon ñi ngi am mbégte bu baax a baax bi ñu yàlla boolee may ñu kàttan ak wér ba ñu fekkee bés bi te noonu lañ ko fas yéenee di xeexal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba àjjana incha allah. bi ma yegg see fii yëg-yëg bi ma njëkk a yëg rek mooy diine l'islam ak taxawaayam ak taar bi mu am bi ci njëkk mooy taar biñ fi gis ak mbooloo mi da ngay xam ne dëgg-dëgg nit ñi diine seen diine ñor na leen dëgg-dëgg. waaw tey ndaw ñi tamit ñu gis leen ci am benn taxawaay inspiration boobu noonu ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci organisation beeg yooyu tey ngeen gis Emmanuel Macron am lu mu wax sunu njiit yi tamit kenn déggu leen ban message nga leen di lancer. bon foofu moom li may wax rek chaque jour dama koy wax li mu tekki mooy Macron mooy seen sëriñ par rapport ak sëriñ yi nga xam ne ñu ngi leen di tudd fii mais dëgg-dëgg kii seen sëriñ mooy Macron bañ nañ ko ba moom doxalinam lañ yor doxalinam lañ gën a gëm sax ne doxalinu diine l'islam parce que tey suñu xam gëmoon doxalinu diine l'islam xam ne diine l'islam moo woote fii tey kon duñ ci gis seen nopp seen cell gi seen noppi gi seen ñàkk a teewaay gi kon loolu ñu ngi ciy tiiree rek na ñoom ñëpp ay taalibe Macron lañ. est-ce que tey jii nii nag lii firndewul namit ne l'islam bi mën nañ booloo doon benn fii ci réew mi parce que ku mel ni Seydina Mohamed ñu laal ko amatul benn coloration est-ce que loolu tamit du inspiré yéen ñi nekk ci organisation islamique yeeg yooyu noonu ñu xam ne mbooloo rek mooy doole. waaw ba tey parce que boo xoolee lii loolu la yàlla waxoon waxtasibu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu booloo leen yéen ñëpp jàpp si benn buum comme niñ ko defee tey ngeen booloo te bu leen mos a xaajoo lii la ñu yàlla santoon lii la ñu yàlla waxoon bo heure bu diine l'islam wootee kon dëgg-dëgg nii rek bi taxawaay rek la war a am te lii tamit war nañ cee jànge ne ku nekk war nañoo gëm ne ñun ñëpp benn lañ heure bu l'islam wootee ku nekk bàyyi fa nga xam ne fa ngay féete woo naan lii la wala lee la wala lee ñun ñëpp ñu gëm ne ñun ñëpp ay muslim mañ comme ni ko yàlla waxee taqula haqqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimun loolu la yàlla wax de wala waaye waxul ne wa antum nangam wa antum wala antum lee muslim rek la wax kon loolu la ñu war a gëm ne war nañoo mën a doon benn te benn boobu rek moo ñuy jëmale kanam. C'est monsieur Ousmane Sy, directeur d'une école élémentaire de Thiès ville. Depuis que j'ai eu l'information, je suis venu à Dakar. Tout ça pour la cause du prophète. Je me suis taillé une tenue rapidement. Je me suis taillé une tenue rapidement. J'ai gêné même. Donc je viens de l'intérieur du pays, je viens de Thiès. Cette ville rebelle-là. Donc tout à l'heure, j'ai croisé le président Sonko pour lui dire que l'histoire aura retenu que d'après l'appel, nous avons vu. Donc encore une fois, Moustapha, Ken de Moustapha, Soukra dafa metti 100% yi, il prend les 90%, 99% pour nous bàyyi ak benn. kon kooku kenn du Moustapha loolu tax depuis 4 jours je suis à Dakar maa ngi nii di dellu nag dem avec Jean jërëjëf. Voilà donc sant rek sant baax a baax rek maa ngi nii essayer delluwaat Thiès parce que l'essentiel a été fait on est témoin et comme disait l'autre l'histoire justifie ce que l'on veut waaw car elle contient et justifie tout ce qu'on veut et d'exemple de tout donc alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla rek sant yàlla waaw. membre du mouvement Nitu Dëgg Cheikhoul Khadim Lo bokk ci comité d'organisation rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie tey seen premier rassemblement bii nii am nga ci satisfaction ci organisation bi. bon alhamdulilahi rabbil alamin du ma ni man maa ci am satisfaction mais jullit yi nekk si àdduna bi yëpp am nañ ci satisfaction ndax tey jii lii li mu justifié dafa bëri dafa wane ni l'islam benn bloc la dafa wane ni lii nit ñi di wax nii wala lii Macron di wax nii c'est pas vrai l'islam n'a pas de problème aujourd'hui parce que tey dëkk boo gis ci àdduna bi nga xam ne benn baat rek lañ soxlaa dégg muy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulillah tey nii nga wàccee ni xeex ko ci conflits religieux yi dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal ñu doon wax ne dañoo jafee sax dajale aujourd'hui tey benn baat rek moo fi am muy la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam donc l'islam n'a pas de problème tey bloc bi nga xamante ne waroon nañ ko def nañ ko am nañ ci satisfaction totale ndax tey ku gis fii place de la nation nga xam ne place bi li mu symboliser dafa bëri
plus particulièrement tey li fi diine wane comme tous tamit loolu tey dootuñu ko fàtteti mukk ba ilaa yow mi diin te loolu war na am lu mu jàngalaat jullit yi war na am lu mu jàngalaat ñi nga xam ne dañuy yàq deru l'islam à chaque fois. waaw mais bien sûr que dinañ dem ci yenn étape xam nga loo gis ci àddina tàmbali bi moo am solo tey jii nii ñu tàmbalee moo lay wan ne julliti àddina bi booloo nañu julliti Sénégal booloo nañ te am nañ ay objectifs comme ni ko gars yu bëri waxee fii nga xam ne bokk nañ ci membres yi teg nañ ay projets yu nga xam ne ay initiatives yu nga xam ne war nañ ko song incha allahu rabbi lii war na indi sax conseil supérieur islamique boobu ñu doon wax que ni l'islam dafa war a am lépp loo gis fii Sénégal l'islam dafa war a bokk ci instance de décision yi. Pa Moussa dafa am lu ma la waxoon fële Dakaroise 221 tey moom laa lay waxaat l'islam xam nga nu mu sant bul laal parce que boo laalee l'islam rek na la wóor ni l'islam day am ndam tey jii nii Macron tey bu toogee seetaan dina xam ni moom ci wàllu boppam tey moom moo war a déclarer boppam noonu parce que lii mu laal nii tey jii li mu ko jural victoire la doon ci l'islam kon alhamdulillahi rabbil alamin. Adja Leena Rasoul waaw fondation Kër Rasoul bu hôpital Abass Ndao waaw sant waaw sant yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin julli ci yonentem bu tedd bi Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam di ko sant bu baax a baax a baax tey ku gis mbooloo mi xam ne jullit ñi seen xol yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ci nekk ñu koy sante borom bi bu baax a baax bi mu ñu boolee ci njabootu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun moom Sénégal moom li ñuy wax rek gisuñu yonent bi fekkewuñu jamono yonent bi waaye nag Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam suñu amour pour moom et au rythme de notre respiration et à la fréquence de nos battements cardiaques allahumma salli ala Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam jërëjëf